أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp mbokk yi ku ci nekk ci turam ak santam Mami Diène waaw le temps ñëpp ñëw thème tay bi Sonko est-il coincé entre crocodile affamé et crocodile rassasié Aboubacar Ka waaw dama de loolu lañ daal loolu laa bind comme thème quoi comme ski bi mooy Sonko coincé entre crocodile affamé et crocodile rassasié sous forme d'interrogation nag laa ko tegee c'est une question que nous nous posons ok léegi nag nañ jéem a what's up Mr. Tim your boy is here Timothy so waaw dinañ si jéem a ci loolu la ñuy jéem a développé xool Makhtar Cissé nuyu naa la Makhtar encore une fois ku bëggul dégg-dëgg ba ma déglu man nag moom nekkuma fi pour neexalaate nekkuma fi pour populisme le gars yi affaire yi seen style yooyu Pape Demba Six xam nga bon man nekkuma ci style yooyu ah il faut mu leer aussi Amadou Ly ñu teel leeral loolu nekkuma fi sama diggante sama borom laay waxee donc wax ji du tout le temps parce que suñu borom moom du neexalaate parce que moom àdduna ak suuf donc kuy wax di ko xool war am na yu bëri yoo xam ni même bu nekkee dafay blessé nit yi bu nekkee mënoo wax da ngay noppi xam nga wala buñ la imposer nga wax da ngay wax quand même parce que moom moo ñu ko imposer surtout Nisa la verset 134 ou 135 mu ne wax leen dëgg même si ça doit être contre vos propres pères et mères même ça doit être contre sax seen bopp yéen da ngeen war a wax dëgg ok donc ci affaire Sonko bi la ñuy wax dinañ wax ci loolu nañ wax ci Adji Sarr nañ la wax aussi nag surtout nag ñi nga xam ne man je parle de crocodile affamé et de crocodile rassasié de quelques politiciens et autres ok pour le ardo donc ok li ma bëgg ñëpp waaw comme ni ko sista Abibatu waxee ne xalaat moo war a jeex Sénégal c'est clair donc ñu commencé waxtaan bi li ñu remarqué mooy boobu ba léegi affaire Sonko bi ñaari kii lañ ko war a analyser ñaari niveau dafa am Sonko ak Adji Sarr nekk ñaari sénégalais yoo xam ni peut-être am na Adji Sarr moo porté plainte dafa porté plainte Ousmane Sonko ñëpp a xam histoire bi right Pape Moussa mais plainte bi au niveau de l'Assemblée nee nañu kii contre Sonko la mais au niveau de Djili fële justice bi contre X la ba tey donc Sonko il faut mu leer loolu contre X la ba léegi donc Ousmane Sonko dañ ko woo parce que bon dinañ ñëw ci loolu immunité parlementaire épisode boobu yëpp nañ ci ñëw après dañ ko woo foofu comme ni ñu mën a woowee Djili création wala ñu mën ko woowee Pulo Ardo wala keneen right bon moom nag ne woon na bu ñu lever immunité parlementaire am buñ ko kiiyee moom dina ñëw en public la ko waxoon léegi ci diggante bi am na yu am ñoo ngi ne bon bu demee piège la bon man li may conseil Ousmane Sonko bu nekkee yaa ngi ñuy dégg nga dem nga wuyu ji mooy dëgg mooy yoon demal nga wuyu si tu n'as rien à te reprocher mais alhamdulilah te loolu la ñuy ñaan amoo war a am dara looy ragal mais bu fekkee demoo parce que y a des crocodiles affamés autour de toi qu'ils soient activistes ils peuvent être politiciens ils peuvent être activistes ils peuvent être même even ay musiciens ku nekk beefsteak bi sa wàll ci beefsteak bi ngay wut bon bien que nag heure bi peut-être timing bi ma koy waxee li gënoon may ñu bàyyi ba affaire yi jàll ñu soog a wax
mais tamit il faut ñu artu nit yi comme ça ku ci amoon benn plan bu maléfique nga ne ah xaaral ma changer parce que gars yi nan nañ ma donc fagaroo gën faju du dëgg foofu la ñuy waxee mais bu doon suñu sago moment bi du timing bu right timing pour ñu wax ci loolu. dama gis comme que bi ma amee problème ba léegi man de li ma xalaat de ay wax li ma gis mooy bëri na ay opposition bi ñoo xam ne dañoo disparaître woon ils avaient disparu dañu waxante dëgg ma gisee ay ñoom kii Ndong aji sax xaw ma lan Ndong la aja Ayda Ndong xaw ma ay ñoom yenn gars yi fii ñu bëri ñëw waaye nu su mais Sonko ne vous intéresse pas non non li Sonko am ci ay nit parce que ci seen mind je me dis que jàpp ngeen ni waa ji dafay daanu y a de fortes chances mu daanu parce que Macky Sall ni mu bañee communiquer ni ki gën a ñàkk fayda sax muy Mame Gor Diazaka sax communiqué wul ki gën a ñàkk fayda nag daan attaqué même kooku sax communiqué wul bàyyi leen xel ci loolu donc vous vous dites que oh mais yaa ngi su roche mën na am Sonko dinañ ko jàpp nangam xam nga léegi nag buñ ko jàppee yéen ngeen mën a grignoter ngeen mën a jël ci nitu Sonko yi parce que ay politiciens ngeen man je vois que loolu mooy tax a jóg benn instant xam nga da ngeen di ñëw ku nekk jéem a jàpp dara jéem a mel ni soutien maintenant bu ci Sonko génnul tamit ngeen di woy j'étais là et je t'avais soutenu mais booy soutenir nit ay moment yoo xam ne dafay metti si moom wala dara mais les gens sont là photo wu reetaan xam nga kii ku nekk affiché wu mais vous pouvez le soutenir sans pour autant def yi affiché wu ni ngeen koy defee bu nekkee soutien kese parce que temps normal noonu ngeen di def Sonko star la Sénégal ñëpp xam Sonko ñëw jeunesse bi yëpp Sonko la plupart majorité jeunesse bi Sonko la ñu àndal donc man boo bëggee kii damay dem ànd ak Sonko parce que dina tax man ma mën a grignoter jël sama wàll ci beefsteak bi man noonu laa ko analyser mën naa am ma juum mais man loolu laa gis quoi affaire de politicien la parce que ni ñu koy defee la man ni ñu koy defee moo tax may inquiété wu maintenant bu fekkee ni man juumuma ab nañ gis yéen comment vous allez vous comporter bu fekkee par exemple gis nañ ni même Macky Sall def nañ ko jugé nañ ko naka sodul noonu ñu xool comment vous allez vous comporter est-ce que nañ leen gis ci mbedd bi est-ce que parce que chaque fois ñiy gaañu ay inconnus la ñuy nekk mais yéenay stars yi quoi ñu ne xaw ma lan maam Fatou femme xaw ma lan la femme jàmbaar jour boobu noonu ñëw am na ay boy yoo xam seen bopp nga toj loolu moom ñoom ñëpp la ñoom Sonko ñoom ñëpp boy ba ñu lañ leen di rey ci mbedd bi ñoom ñoo ngi seen kër toog ina am say loolu moom policiers yi pour la plupart la du ma wax kii wala kële ñëpp la quoi man pour man comme ni Moustapha Niasse yore woon xeer bi jour boobu ak photo boobu ñëpp noonu la ñu war a def bu xeex di am mais ñëpp ay jiite indi seen njaboot sax s'il le faut parce que ñoom Mamadou Diop on en a marre de voir ay Mamadou Diop di dee ay Ndiaga Diouf après que ñu fàtte leen dañ leen di fàtte bu xeex amee na ñëpp yow bon loolu parenthèse de anyway mais anyway Sonko sax moom benn situation la xam nga beneen moom fi mu toll nii moom xam nga da doon laaj protection la doon laaj ok donc mais politiciens yi laay wax de manière générale all right léegi on verra comment vous allez vous comporter beneen bi mooy damay gis yenn activistes yi peut-être boobu tey bëgguma ci wax léegi parce que timing bi mais j'espère bien que objectivement ngeen di demee ak objectivité yenn demeewu leen ak yenn subjectivité yi quoi parce que instant bi ku ànd ak Sonko nit ñi dañu ànd ak yow booy def live gis nga yenn gars yu live ya di woo nit ñi ay violence ak yooyu ils ont des mille et quelques vues parce que sénégalais yenn saa yi mooy bëgg bu amee dara bu lu koy stressé dafay bëgg nga wax ko lu ko neex quoi lu mu bëgg dégg lay bëgg quoi du bëgg gis dëgg bi quoi mais dafa bëgg di dégg li nga xam dina tax guddi googu moom mu nelaw booy donne-moi la bonne nouvelle donc parfois yéen dañ xam ne sax waa ji escroc la mais dañ fay dem di déglu parce que foofu la ñuy mën a déggee politiciens yi même campagne électorale loolu moo tax gars yi def campagne électorale politiciens yi ñëw di fen ñaata année ñu ñuy fen chaque fois campagne électorale dañuy fen pour la plupart mais li ñuy wax yëpp lu ñuy digaat yëpp duñ ko def après pourtant buy ñëwaatee 4 ans plus tard teniraat les mêmes discours mensongers mais nit ñi dañ leen di toppaat te xam nañ dañuy fen parce que les gens quand ils sont stressés doomu aadama bi surtout Sénégal quand ils sont stressés dañu bëgg a daw déglu ji benn Modou Lo Balla Gaye combat boobu ma fàtte dépense bi tuuti ça se passe dans leur subconscient ça se passe au niveau hormonal que ça se passe muy demee noonu li leen di dem ba leen di dominer wala nañ seetaan Messi contre kii ñu ray temps wala ñu kii ñenn ñoom dañu naan ma dem tuxi ay bon par exemple wala kii na ma dem mandi ji mais am na ñoo xam peut-être loolu mooy tax ñu fàtte véritablement la mooy seen problème mais gars yi je n'ai rien contre Clédor Sène
je n'ai rien contre Assane Diouf mais ñun Sénégal bu ñu toogee ba Clédor Sène ay ñoom Assane Diouf di diriger ay xeex waxuma nag bu ñu xeexa ay Sénégal lañu waxuma bu ñu xeex am nañ droit xeex te am nañ droit racheter wane ni ñoom ay jàmbaar lañu sénégalais bi gëm nañ Sénégal quoi mais problème bi mooy am na dégâts yoo xam ne boo ko defee ci réew mi mënatoo nekk leader rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est-ce pas Xudayfa ibn al-Yamani moom lañ joxoon liste secrète hypocrite yi nekk ci biir saxaaba yi yàlla ne yéen saxaaba yi boo leen demee guerre lu tax ngeen wala yéen jullit yi vous les croyez lan moo tax ngeen wax loo leen dul def mais ñu ne la Aboubacar du def loolu Omar du de wax lu mu dul def ay nu mu tudd sa encore ñoom Abu Ubayda radiyallahu anhu ñooñu duñ def lu wax lu ñu dul def mais hypocrite yi nekk ci biir groupe bi la ñuy wax wala boo demee champ de bataille du tax ngeen di daw mais Aboubacar du bàyyi rasulullah ay Hunayn ñëpp dawoon mais ñoom Omar ñoo fay nekk ñooñu duñ daw bàyyi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mais c'est parce que yàlla day wane ni donc Xudayfa liste bi liste secrète la même Omar xamul ne turam ndax moo ngi ci wala nekku ci mais yàlla dafay wax ni mën leen liggéey sans mu am ay hypocrite il faut ngeen am ay hypocrite ci biir mooy groupe bi quoi parce que y a une différence encore une fois fu yàlla di waxee yaa ayyuhal lazina amanu ak yaa ayyuhal muminin y a une différence parce que ñun ñaar yooyu yëpp bu ñu ko traduire en français ô vous les croyants lay nekk mosal nañu ko wax benn jour boo ko traduire en wolof yéen aji ñi ngëm lay nekk boo traduire en anglais you the believers lay nekk mais en arabe classique ñaar yi dafa am différence yaa ayyuhal lazina amanu ak yaa ayyuhal muminin ñoom muminin rek mooy ñoom Aboubacar ak ñooñu ñu dig àjjana ñooñu ñooy vrai yi mais ci biir groupe bi yàlla buy waxee yaa ayyuhal muminin mooy vrai yi te vous les croyants lay nekk mais boo waxee yaa ayyuhal lazina amanu mooy vrai yi ak naafeq yi ci biir parce que xamuñu kan ak kan la Xudayfa radiyallahu anhu moo yor liste bi mais nag yàlla moo ngi naan mën leen liggéey sans ñoom maintenant mais muumin yi nag ñi nga xam ñoom yàlla wan na ñi ay muumin mais ñoo géré leadership bi ñooy début Aboubacar la ay Omar Ousmane Ali ñooñu mooy ñi gën a nekk star yi ñan la mais mooy ñi nga xam ne wóor na leen ay muumin la donc hypocrite mënuñu nangu boo waxuma gars yi hypocrite la ñu na leer mais li ma bëgg wax rek mooy am na dégâts yoo xam ne boo ko defee mëtoo nekk leader quoi par exemple Clédor Sène mais xamaguñu kan moo rey maître Sèye xamaguñ ko te yow da nga takk foofu quoi da nga ci takk leeragul sa parole la waxuñu nag yaa def wala defoo mais mënoo nekk leader Clédor Sène mënoo liit xeex instant bi bokkal ci xeex bi nga racheté wu mais nga topp ci ginnaaw rang yi nga bàyyi gars yu set yi ñi nga xam ne ils sont clean ñoom ñu géré Assane Diouf ñaata saaga nga fi saaga nit yi saaga wane loo xam ne ñun ay jël vulgarité bu dul jeex nga bëgg ñëwaat nekk leader it's not gonna happen Assane Diouf parce que boo nekkoon un bon leader nekk nante États-Unis doo fi génn Françoise Hélène Gueye du la piégé ba ngay génn Amérique parce que leadership des na mon frère am na ñeneen aussi ñoo xam ne ci biir mais ba ngaa nekk leader ci biti you know c'est parfois gars yi dama leen wax déglu leen baax li ma leen wax parfois gars yi xam nga man bu ma xamee ni sama gàlle man maay joxe dépense quoi man maay joxe dépense am naa ay jabar dépense yoo xam man bu ma nekkul si kër bu ma liggéeyal waa gàlle bi du ñu lekk même bu may xeex Macky Sall mais dinaa xam ni may xeexee quoi pour bañ a dem prison naa def tout ba bañ a dem prison mais léegi ñi nekk leader yooyu yëpp laaj leen xool leen ku nekk lan lay liggéey quoi lan mooy sa source de revenu ku ci nekk lan mooy sa source de revenu parce que tamit mënoo ñëw booy dem jàngi ñii liggéey yow jàngoo liggéeyoo nga bëgg leen lead it's not gonna happen nekkal un modèle d'abord wan leen le bon exemple nga parce que suba la mooy conséquence suba sama doom day ñëw mu ne waaye papa diw de nekk na star te pourtant jàngul jéemul liggéey jéemul def dara te léegi star la léegi sax nekk na député far nga di sa doom jàngil mu ne jàngiwuma papa te nga ne ko boo jàngul doo réussir mu ne non jaru ko parce que diw mais instant bi papa moom moo lay wax nga def li ngay def moom moo la xeex boobu moom moo ko géré parce que Sénégal dañoo yàq jàng bi ñi gëmatuñu jàng gëmatuñu dara bi dañoo soxla fi mu toll ñun temps yi nga xam ni da nga daan am livre si lycée nga ne nii today's English di ko wane parce que amoon na ci koñ bi grand ñu naan grand bi université la nekk ñu respecté ko bi Ablaye Wade di ñëwee loolu yëpp yàqu médiocre yi commencé nekk star yi ci biir Sénégal loolu dafa war a deñ dañoo war a delluwaat ci nit ñi bi ñuy respecté xam-xam mais buñ bëggee loolu yëpp parce que affaire bi du ay xeex ça va au delà de xeex Macky Sall ça va au delà parce que Macky Sall fii la ko fekk
ay Ablaye ñoom ñëpp foofu la commencé ci ñoom même école bi la commencé ñun nag bu nekkee dañu bëgg defar Sénégal mais dañu war a xoolaat même ni ñuy xeexee yan effet lay am ci génération future yi mais programme yooyu lan la mën a changer wala defar ci subconscient xale yi génération yii di ñëw mais bu nekkee ñoom livre histoire yi di ñëw après dañ leen naan diw c'était un saagakat diw c'était dañ ko accusé woon affaire assassinat xaw ma lan ah ñoom après ñoom ñoo ñëw yëngal 15 millions de sénégalais nangam xale bi lan lay wax nan la koy jëlee da ngeen di jël ñooñu def leen star alors que amoon na benn Modou Ndiaye bu baax benn Talib Dou bu baax wala benn Malick Gueye bu baax boo xam ne kooku moo war a nekk rôle modèle bi n'est-ce pas donc li ñu war a def mooy ñeneen ñi tamit la nature a horreur du vide bu ñooñu taxawee nekk ay star parce que ñi waroon taxaw ñoo daw ñi waroon taxaw la nature a horreur du vide yéen a fa bàyyi vide moo tax ñoom tamit ñu occupé ko ñoom tamit foofu mënuñu sax blâmer parce que benn instant ñoom ñoo leen di tane ñoom ñooy tane ñoom Assane Diouf Clédor ñoom ñooy tane ñi nga xam ne dañoo war a xeexuñu mais loolu mooy la question donc il faut que les gens réfléchissent bien ci li ñuy defee léegi nag ñu ñëw carrément ci affaire Ousmane Sonko man de bu ma doon man laa wax de bon Sonko dafay dem mu wuyu ji parce que conséquences yi moo tax tey ji y a des brebis galeuses yu fi nekk yoo xam seen intérêt personnel taxe moo leen tax a jóg faale wuñu Sonko faale wuñu kenn mën na am parce que affaire de politique la affaire de bëgg falu la ni ñuy lorñee ñu bëri fauteuil yu Macky Sall bi ni ñu koy lorñee mais noonu la ñu bañee par exemple benn Ousmane Sonko jël fauteuil bi à leur place sama bopp ma la gënal bañ naa la même biir APR day am ñoo xam ni dañu bëgg a utiliser Sonko sax pour éliminer Macky Sall après ñoom ñu soog a xeex Sonko de source sûre am na ñu ma wax loolu Djibril Sidibé you know what I'm saying so affaire yi dafa jaxasoo xaw a compliqué maintenant Ousmane Sonko nee na immunité bi diplôme bu ñu ko lever dina moom dem mais léegi foofu moom la ak Adji Sarr ñaari sénégalais ñoo am problème bu ñu nangu aussi moom si boppam moo war a njëkk a bañ parce que conséquences yi moo tax bu fi violence amee wala dara am ñu dee gis nga gars yi nañ ne baax na de mais dans 15 ans dans 10 ans dans 5 ans dans 2 jours benn jour dinañ ne non c'est à cause de Ousmane Sonko la ay innocent dee parce que tamit moom moo jógoon mu dem foofu. waxuñu nag dafa def quoi que soit parce que waxoon naa ne comme au début loolu ñun suñoo nekk ci ñun mënuñu analyser mënuñu xam li nekkoon foofu te yàlla xam ngeen lu mu wax ci surtout Nour mënuma ñëw taxaw na Ousmane Sonko dafa njaaloo wala dafa def lii man dugguma ci yooyu wax naa ko mu leer keroog bi may wax gars yi changé sama parler de négligence je parlais de négligence dama ne woon Ousmane Sonko dafa négligent xam nga négligence par rapport li ma doon wax affaire kii bi la mooy groupe kii bi la nu mu sa Pastef Richard Toll ak yooyu ma joxe yooyu yëpp c'était par rapport ak mais nag ni ma commencé mooy il est négligence am boobu moo indi problème yooyu maintenant bu fekkee da nga sa négligence da ngay assumer nga xam ni def nga erreur léegi nag nga dem nga wuyu ji quoi maintenant bu wuyujee peuple bi naan taxaw naan tey dafay xeex ak dañu taal dëkk beeg yooyu mais ñu commencé nag xool nan lañ koy traité ñu commencé taxawal ko nag foofu nag nga di taxawee nag bu fekkee ni ñun dofuñu bu fekkee affaire bi jaarul yoon mais foofu nag nit ñi réagir bu nekkee kii bi dañoo gis ñu koy toroxal wala ñu bëgg ko def parce que tamit ADN dafa day kilifa la quoi il a une famille il a tout te nit la day juum quoi tu vois je veux dire dañu jàpp ne même bu nekkee kii si cadre njuumte la maintenant foofu nit ñi mën nañ taxaw xeexal ko maintenant en tant que benn sénégalais nit buy xeexal nit buy bañ injustice parce que ñun xam nañ ñoom Macky Sall même liñ ko reproché ni li ñu naan ay viol ak wala li ñu naan affaire sexe ak yooyu bon duñu dugg ci ay détails mais gars yi mafia bi quoi mafia bi comme li ma wax dañu respecté affaire yi fekke wuñ dara gisuñu dara donc you know say mais dañ gis gars yi quand même you know what time it is léegi foofu nag la ñuy mën a réagir bu nekkee gars yi ñoo ngi koy bëgg a toroxal ak niñ ko war a jël si week yooyu mais moom tamit pour mu éviter loolu na dem wuy ñun dofuñu ay Sénégal dofuñu dinañ xool affaire bi nan lay demee dinañ xool gars yi nan lañ koy traité dinañ xool mais il a ses avocats ñoom maître Bamba Cissé que je salue au passage di xam nañ niñ koy gérer dofuñu ñooñu ils sont intelligents dofuñu léegi nag jaay doole bi wala kii Macky Sall taxaw na fële ne yoonam nekku si problème bi mooy buñ nekkee ñun nee nañu tribunal bi jaarul yoon justice bi dañ koy piéger nangam kon bu nekkee ni moom wuy jiwul wala wóolu la justice bi mais kon nañu libéré ñu nekk 100 mètres instant bi ñu tëj leen ndax ay viol ñoom ñëpp nañ leen libéré bu nekkee parce que mënuñu nangu justice bi mu téye ay xale
ay sénégalais ñu yóbbu leen 100 mètres ñu yóbbu leen 100 mètres quoi ñu nekk fa tëdd mais ñun ñu nangu ko ba pare léegi Ousmane Sonko moom bosam ñu ne non non justice bi jaarul yoon mais contradiction manifeste la mënul nekk donc na dem wuyu ji après gars yi ngeen wàcc mais ñii di leen woo ay violence ak xoolal ñoom ñooy nekk star yi sa gars yi di woote ay mobilisation ak nangam mobilisation bi du fole ay non mobilisation bi ci dëgg la war a nekk te instant bi dafa teel pour ñu wax waxi mobilisation parce que pourquoi mu teel gars yi dañu bëgg langaamu ci lii mais am na yu fi gën a graaw yu fi am kenn mënu mobiliser wul affaire kii nu référendum bi kan moo mobiliser wu ah kenn mobiliser wul am na yu graaw yu fi am kenn newul Ousmane Sonko kañ mobiliser wu non mais dafa am tout le temps profiteurs yoo xam ni ñoom genre situation yi Ousmane Sonko day dem ba créer ay nitam waa Pastef ñoom ñëpp bien sûr entre parenthèses pour ngeen comprendre entre parenthèses affaire bi sax ça va au-delà de Ousmane Sonko affaire bi mais benn cause la Pastef la quoi du Ousmane Sonko rek moo bind programme bi il est avec des gens ay ñoo xam ne il travaille avec des ay nit quand même yoo xam ni dama jàppee ni bon ils sont pas bêtes du dëgg benn cause la benn projet la quoi projet la donc même bu Ousmane Sonko bon ñaanuñu ko yàlla ñaanuñu ko ñu ne woo bon il est coupable de tout ce qu'on lui reproche mais projet Pastef war na continuer dañu wax dëgg war na continuer warul taxaw donc bu nekkee ni sénégalais gëm nañu du affaire de nit du nit te loolu la ñu war a dugal seen bopp yi warul nekk affaire de nit quoi bu nekkee gëm nañu loolu mais affaire dafa war a continuer xeex bi dafa war a continuer parce que depuis le début lañ ne Macky Sall gars c'est un problème pour les sénégalais ba tey nii avant affaire Sonko bi mais pétrole bi jaay ñu ko kii jaay ñu ko tubaab bi lu tax ay ñu mel ni ay Thierno Alassane Sall démissionné par exemple seen poste de ministre ñu démissionné ay ñoom juge dem lu tax ñu démissionné mais parce que problème bi daf fay yàgg problème bi moo fi nekk ba tey donc c'est avant ñuy wax Sonko affaire kii donc loolu moo war a tax ñi ñu jóg keroog affaire BBC bi affaire BBC bi mooy bi ñu indee affaire 6 000 milliards yi gars yi seeyal ñoom Aliou Sall ak Macky Sall ak ñoom Franck Timis mais loolu waaw mais kenn jógul quoi kenn xeexul donc comment ça fait dire que benn affaire bu demee nii gars yi ne salaamaaleykum non dafa am ay profiteurs yoo xam ne dañ ci bëgg a profiter pour ñoom ñu nekk ay star xam nga noonu la koy xamee bu réussir marche bi réussir par exemple ñu def benn marche bu réussir ñoom ñooy def le tour des radios et des télés du nekk ni ñoom Ousmane Sonko de non doo si gën a xoolal ñoom ñooy def tuuru télé yeeg rajo yi ne vous laissez pas manipuler par ces gens là ku nekk day bëgg a ni ko sama gars mbay di waxee biftec bi ku nekk sa wàll ci biftec bi ngay wër donc là encore une fois pour récapituler Sonko na dem wuyu ji bu demee wuyu après nit ñi xool dan lay demee l'essentiel bu kenn nangu ñu toroxal ko c'est tout loolu kese la nit ñi bañ a nangu ñu toroxal ko wala ñu bañ ko juger wala ñu jalgati ay droit am xam nga parce que tey bu demul conséquences yi xam nga mën na doy waar quoi mën na dem foo xam ne moom sax du ko mën a contrôler wala moom dina ko regretter ok donc foofu man daal côté boobu loolu laa am lu ma ci expliquer beneen bi mooy affaire Adji Sarr gars yi boo leen xoolee ci seetu bi par exemple ngeen di gis Adji Sarr par exemple Adji Sarr mais Adji Sarr mooy mindaan boobu nekk ñu koy liggéeyloo ay guddi ñu koy liggéeyloo ay massage quoi muy massé ay mag quoi Adji Sarr mooy victime boobu quoi xam nga muy mindaan la quoi benn mindaan bu nekk benn gàlle ñu koy liggéeyloo xam del laal yaramu góor yi pour mu am lu mu lekk koo xam ni papaam ak yaayam teel na décédé ñun bu ñu comprendre Adji Sarr tamit ñu comprendre ko maanaam comprendre mooy lan waxuñu ñu faral waxuñu ñu saaga waxuñu ñu ànd ak Adji Sarr waxuñu kii mais ñu xaw a neutre mais ñu juger ko ci li ñu gis quoi parce que manipulation bi bëri na xamuñu kan mooy kan dégg nañ fi lu nekk xamuñu lu Adji Sarr wax xamuñu lu keneen wax mais buñ ko diaboliser salaamaaleykum maaleykum salaam ñu diaboliser ko def ko du n'importe quoi commencé ko xoolal ba mais loolu problème la quoi parce que ñun nee nañu ay jullit lañu kañ waxante dëgg nee nañu ay nit yu baax lañu ay sénégalais lañu mais kooku pauvre la tamit boo xam ne victime yi la bokk moom symbole échec u Macky Sall ci symbole yi la bokk te Adji Sarr yi dañoo bëri ci mbedd bi ñu ngi lay def ay mindaan yoo xam ne xoolal amul time off quoi li xoolal ñun loo xam dañ ko yàgg a seetaan xoolal nan la ñu mën a ñëwee ñun sénégalais yi
ñu toog ñu ne benn jigéen bu jógee kaw nga quoi dafa ñëw muy liggéey si ñu na ñun ñu nekk town muy liggéey moom xoolal amul heure bu muy noppalu quoi day liggéey all day amul jour boo xam ne moom jour repos la quoi amul time off amul xoolal amul benn garantie quoi pour futur am mais loolu ñun dafa normal si ñun ñaata année la am mais ñoom Adji Sarr dañoo bëri bu ñu leen xel seytaane kii tuuti rek ñun chance bi ñu am papa bu leen naan wala man jigéen par exemple nga am teel a am yaay bu la naan lii de sa règle bu génnee de lii de sa parce que xale bi day tiit souvent sa règle lii la mu teel a éduqué naan moytul góor ñi mais Adji Sarr peut-être amul chance boobu ay mag saay jóge fale manipuler ko profiter ci pauvreté am mais ñun dañoo war a au moins défendre suñu bopp quoi mooy bu ñuy défendre suñu bopp mooy faute bi ñu mesurer ñu punir par rapport ak faute bi ni mu toll mais mënuñ ñëw di punir mais yóbbu ko pour défendre Ousmane Sonko tamit parce que at the end of the day xam naa ne moo ngi koy regretter bu dem bu doon tey dafa teg tànkam mais Ousmane Sonko moo indi problème bi tamit warul woon dem foofu loolu kese la seytaane nag xam nga gars yi moom mën nañ la xabtal sax gars yi yoo ñàng de xam nga li ma la ok yooyu yëpp mën na am damay wax nii rek ok léegi en parlant de ça ñun jullit Sénégal ya dañu dem même pour défendre Ousmane Sonko pour défendre dañu dem ba légaliser xërëm yi nekk Casamance quoi mais damay gis ay jullit toog gars yi naan non gars yi bu ñu defee ba waa Casamance yëngu booy bois sacré who cares seen bois sacré ñun ay jullit lañu na seen xërëm yooyu na yem ci ñoom ñun faale wuñu xërëm yooyu parce que suñu diine moo ñu ko tere lu tax ngeen bëgg may doole xërëm yooyu jóge Casamance te ñun ñu ne ay jullit lañu di glorifier wu quoi parce que non ba ñu dafa bagaay yëngatu suñu première erreur mooy ñun jullit yi yàlla moo ne damay créer benn vicaire pour la planète Terre maanaam mooy nekk chef pour planète Terre yàlla loolu la wax bi mu moowee malaaka yëpp mooy leen kaay leen damay créer benn général benn commandant benn chef pour mu gérer planète Terre quoi mais jinne bi moo nga fa woon Iblis taxaw nekk jinne mu ne ko même yow mooy nekk sa chef léegi ñun ñu ñëwaat mais ñu nangu topp xërëm yi nangu léegi jinne boobu moom mooy nekk chef quoi ñun ñu taxawaayu kii quoi ñu leen di may doole shayatin ñu leen di may doole quoi alors que yàlla ne naturellement ñun ñoo war a diriger ñoom suñu ginnaaw la ñu war a topp ñun ñu leen di may doole mais loolu c'est une contradiction manifeste grave quoi il faut ñu xoolaat léegi nag yooyu yëpp bu ñu koy def nan la ñu yàlla di yërëmee non entre nous bu fekkee ni ñun haine bi ñu am pour Macky Sall la haine que nous avons pour Macky Sall daf ñu yóbbu ba ci ñu aveugle ba ñu gumba bay jàppale Iblis parce que dañoo bañ kële mais yàlla nan la ñuy dimbalee man c'est la question que je me pose ku nekk nag am nga droit gëm loola neex ku nekk kii xërëmkat la kii bois sacré la gëm am nañ ci droit waxuñu bu kenn gëm mais dama ne ñun ñi nga xam dañ ne ay jullit lañu li nekk en contradiction ak suñu livre mais waruñu ko mettre en avant juste parce que dañoo haine Macky Sall buñ ko defee mais yàlla duñu yërëm loolu mooy le grand problème premier doigt bi la ci yàlla lañ ko war a diriger yàlla dimbale ñu nga guider ñu nga leeral suñu xol yi leeral suñu réew mi ñu jël kilifa bi war a gérer Sénégal nga musal ñu ci sayaatin yi fi nekk loolu moo war a nekk ñaan bi mais bu nekkee ñaan boobu dañ koy def ba pare dem ci xàmb yi nan la ñu yàlla dimbale moo tax xoolal tey fépp la wax di jóge fépp doo sax xam kan moo wax dëgg kan may fen fépp lay jóge tey lii musiba bu ñaaw la bu rëy quoi ñu dem ba condition situation bi nekk ni mais gàcce la ci ñun jullit yi quoi ñun ñuy woote jullit la gàcce la ci ñun waxuma nag dañoo jub wala dañoo kii wala ñun ñoo gën kële waxuñu parce que fii tam bu ñuy waxante dëgg Sénégal suñu culture ñun temps booy ak ñun ñëpp jaar li ñuy reproché Sonko ñu bëri jaar nañ ci quoi fii dañuy waxante raay comprendre nga loolu laa la wax sax mel ne xarit sànq fa ne ko fii ku nekk am na benn saa dëngal nga donc dañu maandu rek ci loolu mu leer quoi mu leer ok léegi nag encore une fois damay insister ci point bi balaa ñuy dem ci yëngal réew mi taal réew mi parce que Sonko dafa defoon erreur premier jour bi man loolu laa jàpp quoi mooy ni mu communiquer mën na am
mën na am gis nga loolu tàq noonu waa kii Auchan boobu tàq noonu Auchan ak mais mën na am waa APR ñoo ko taal pas APR bon quand j'ai APR y a ay nit yu baax yu bokk APR loolu c'est clair am na quoi ay sénégalais bon ku nekk sa gis-gis mais ñi nga xam ne dañoo bon ay nit yu bon yoo xam ne ay ñoom Macky Sall lañ nekk ñoom ñoo taal Sénégal ñoom ñoo taal affaire pour ñu gën a dugal Sonko te loolu mën na am ci procès bi mën na am loolu génnaat donc Sonko côté boobu tamit na xalaat loolu na dem wuyu ji quoi man loolu laay wax na dem wuyu ji xam nga bu nekkee wuyu ji wul nag li indi ay kii suñu xel dafay ñaaw dañuy waxante dëgg bu wuyu jiwul suñu xel day ñaaw parce que dañ naan am na lu muy nëbb peut-être parce que c'est simple quoi ay affaire gars yi seen balaa yooyu yëpp amul na dem wuyu ji gars yi ñu koy bëgg a protéger nañ ko protéger ok ñi ñëpp veiller à ce que tout se passe bien parce que procès la quoi du Macky Sall benn juge mooy toog am na ñuy wax ñun dofuñu quoi donc loolu moo mën a nekk mais salaamaaleykum waaye mobilisation fële daf si am ñoo xam ñoo bëgg nekk star yi xam nga am na benn jour entre parenthèses quoi xam nga da ngay gis yenn saa yi sax même musiciens yi yenn rappeurs yi gars yi def fi ay live fii yooyu ñii di photo ak Sonko fii ndangam am na benn jour maa ngi gis gars yi damay gis ne dimbali wuñu Sonko quoi par exemple nit dof exemple sama petit frère nit dof laay wax dama gis benn jour moo ngi affiché wu ak Sonko exemple laa di jox rek juste un exemple simple pour nit ñi comprendre peut-être dañoo jub rek peut-être nit ñi defee baaxul mais boo bëggee dimbali nit ki right yow da nga am biif boo ak benn boy bu tudd Dip Doundou Guiss ok ñooñu seen xaati raq yeeg jarbaat yi la Dip Doundou Guiss right Dip Doundou Guiss ngan di public la am mooy le instant moo ak Sénégal quoi yow bu fekkee ni yow yéen ci seen monde hip hop da ngeen di am ay biif seen biir quoi seen monde bi mais boo affiché woo Sonko xam nga xale yi ni ñuy xalaatee am na nu muy demee xale yi mais dañuy ñëw seen haine bi ñu am pour yow mais dañ koy transférer ci Sonko donc tu rends pas service à la personne tu lui rends pas service damay joxe exemple pour nit ñi di xalaat boo bëggee dimbali nit wala parfois nga gis gars yi fii ni ñu ñëw di photo woo yeeg affaire yooyu wanewu bi quoi gars yi man je me dis que mais at the end of the day mën nga dimbali nit ki par exemple lan la yow waa ji ba nga ko dimbali xam nga ni dafa soxla par exemple côté mais dem leen ngeen dóor benn concert nga jël finance yi ngeen jox leen ko nga jox ko moom balaa gars yi di ko waa jot na di cotiser wu seen biir mais yéen da ngeen di feesal ay stade mais doo leen whatever jamono yooyu noonu ah mais est-ce que vous l'avez fait non boo la bëggee dimbali ba noonu nga mais ku nekk dafa bëgg nekk star parce que Sonko mooy la Sonko dafay jàpp ne moo ngi jàppale day politique bien sûr politicien la mais ñoom moom mooy dimbali gars yi quoi ñi fi nekk di wax yëpp Sonko mooy dimbali parce que Sonko mooy la star moom mooy star bi nekku leen star parce que aagu leen lépp quoi ok Sonko mooy la star il faut que ça soit clair donc yenn instant dañu naan diw day dimbali Sonko non Sonko moo leen di dimbali c'est Sonko moo leen di dimbali il faut rien reconnaître loolu léegi nag am na benn affaire boo xam ni ñaara dama ciy insisté encore une fois mooy projet Pastef projet la même bu Sonko demee continuer leen projet bi loolu dama koy wax right mais aussi li am solo surtout ma koy wax mooy sénégalais yi dama ciy insisté quoi dama siy ñëwaat bu leen kenn yëngal dara tant que procès bi commencé wul dama ciy insister bu kenn yëngal taal wala kii dara parce que loo leen ci def ci Sonko lay kiyaat borom yat du xeex ak borom fetal gars yi yeewu leen instant bi du Macky Sall rek ngeen amal affaire Macky Sall est une marionnette de l'impérialisme occidental gars yi yeewu leen tubaab yi dañoo dugal seen xaalis ci pétrole bi le ba pare ñaata dëkk Kadhafi ni mu puissant gisee fu mu mujjee xoolal ci ay seytaane wax jaxase ko adduna bi gisee fu mu mujjee xooleen ay ñoomin Syrie Bachar Assad xoolal fu ñu mujjee xoolal tey kii fu mu mujjee Rasulullah sallallahu waxoon na ko nee na waa ar-Rum doo leen saxaaba yi lay wax de di ngeen gagné ñële mais ar-Rum doo leen mën a dara parce que dañoo mën a xeex ci air xeex ci terre xeex ci mer Rasulullah waxu ba de Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ok mais da ngeen di yeewu donc xeex bi dafa laaj stratégie il faut ngeen yeewu affaire bi Macky Sall intérêt ñi am ci ay intérêt ci réew mi ñooñu yàlla moo leen may doole bi ñu yor mooy impérialisme occidental bi mooy le marionnettiste derrière la marionnette Macky Sall donc nañu sóoraale loolu ci xeex bi il faut ñu sóoraale ko il faut ñu yeewu sagesse ak duwaaw ci yàlla ak sagesse mooñ ci génne mais du ay saaga ndey du ay nit yu bon di liit
du ay tekkatu dil di liit ñoo xam ni da ngay gis ne yàlla rusu leen ci dara parce que ñoom faalewuñu yàlla d'après lu ñu wane ñooñu mënuñu gérer nix ñun tamit suñu comportement bu nekkee jaarul yoon mais droit yi nan lay nangoo tubaab bi day ñëw nangu baa lee ko doon wax kii nu mu tudd encore waa bani Israël waxoon naa la ko fi temps yële passé nu ñuy ñëwee ñu toog kii yàlla seetaan yàlla moo seetaan de bani Israël ñu gëm ko ànd ak Moussa yàlla seetaan Nabuchodonosor mooy buuru Babylone bi dama lay xoole surul Isra le voyage nocturne yàlla kii buuru Babylone bi ñëw exterminer mais ay jaamu yàlla ba pare yàlla dama lay xoole ay xam lan la yàlla wax mu ne moom moo yónnee ay serviteur am mu ne xoole samay serviteur doué d'une force terrible yàlla waxul dama yónnee te ñooñu gëmuñu yàlla ay idolâtre lañ ay idolâtre laa la wax la yàlla mu ne moo leen yónnee doté d'une force terrible ñu rey 600,000 waa bani Israël jël mosquée bani baytul aqsa bi rajaxe mosquée bi def lu leen neex dem seen yoon te gëmuñu woon yàlla nañu xool ci aaya boobu ñu xam ni fii benn instant ne soyons pas surpris bu ñu gisee France wala pays occidentaux yi nga xam ne faalewuñu yàlla ñëw dominer ñin ñi nga xam ne ñooy dëkku Sëñ Touba dëkku El Hadj Malick dëkku Baye Niass dëkku ay jullit parce que Sénégal tamit wax dëgg yàlla gëm nañu yàlla xam nga kii respecté nañu islam quoi peut être ñu bëri peut être dañoo xamul xam nga mais quand même respecté nañu islam gëm nañu islam quoi loolu la ñuy gis ci Sénégal xam nga loolu moom il faut ñu wax ko quoi xam nga Sénégalais yi de manière générale ok dëkk boobu amul benn dëkk biir Afrique boo xam ni mel na ni Sénégal li am ci ay wàll yu ay moment seen jamono ñoom amul benn gisuma benn dëkk biir Afrique boo xam ne en même temps am na Maodo Malick am na Omar Foutiyou am na Baye Niass am na El Hadj am na wali yi fi nekk ñoom Sëñ Touba ñoom ñëpp man gisuma ko bokk peut-être yéen ngeen gis ko mais man gisuma ko donc dëkk bi du benn dëkk du n'importe quel dëkk ça signifie tout simplement am na peut-être ci baatin leneen lu nekk Sénégal right man loolu laa jàpp lu ma jàpp laay wax parce que pourquoi ma wax loolu parce que Iblis ni muy acharné woo ci Sénégalais yi moo garaaw quoi Sénégalais yi mais Iblis moo leen sonal quoi te Iblis dafa am xam-xam du acharné wu ci loo xam ne mokk na ba pare dafa nekk di débat day xam ni ñii de bés bu ma leen mayee répit bu ma leen mayee tuuti espace rek gars yi ñu yàq sama programme ci ñooñu lay acharné wu donc Sénégal dafa bokk ci ñooñu man loolu laa jàpp parce que nous pouvons être le meilleur des peuples man loolu laa jàpp parce que ni ñuy gëmee la quoi xoolal tey Sénégal ni ñu gëmee Ousmane Sonko boy keroog maa ngi koy wax fii keroog da ngay gis boy yoo xam dañu la bëgg quoi mais gëm nañ Sonko bokkee jàll nañu saaga la parce que boy you know what I'm saying xam nga yeah non loolu bec quand je dis Sénégal Mali mooy ñooñu ñëpp parce que Omar Foutiyou déjà quartier général Mali la après colonisation bi moom moo kii quoi colonisation bi moo divisé moo bon congrès de Berlin Bismarck xam nga foofu la amee mais Omar Foutiyou déjà kii géom gisoo ñaata taalee nii ñu bëri Mali lañ dëkk ah c'est des Maliens xam nga li ma la donc lu zone bi yëpp laay ay Mauritanie Mali you know what I'm saying donc même nit yi la quoi ñoom ñoo tas et tout you know what I'm saying donc foofu laay waxee ah ok donc pour revenir ah Iblis loolu moo tax mu sonnal ñun nag encore une fois gars yi nañu ànd ak yàlla moo gën fii yàlla rek moo fi wóor bi Ousmane Sonko bi ñu waxee dafa dem ci kër affaire massage xaw ma kër googu noonu ñun ñëpp a taxaw ñu ne gëmuñu loolu moom ay fen la mënul nekk mais après nag ñun ne Ousmane Sonko bi mu waxee ci gémmiñam lañ ne oh ok donc pour dire que amul benn nit bu mat you know what I'm saying yàlla rek moo fi mat bu ñu bëggee génne réew bi ci galère bi nañu respecté yàlla ñu bàyyi shirk bu bëri ci biir Sénégal bi nañu foofu la commencé nañu bàyyi shirk bi kilifa yi kilifa diine yi képp kuy kilifa Sénégal nañu xam ni fi Sénégal toll nii affaire dafa fës dafa leer ni léegi ñoom dañoo war a intervenir dafa leer parce que ñoom bu ñu seetaanee lii di law li Sëñ Touba xeexoon démb lu Maam Maodo xeexoon démb moo fi nekk ba tey c'est les mêmes occidentaux ils sont encore là on vit le néocolonialisme yaa dara changé wu ci ñoo ngi fi dafa gën a bon te dama leen di wax benn affaire gis nga franc-maçon Sénégal moo tax man dañ ma wax ma ne leen gars yi benn instant affaire Ousmane Sonko bi tamit bon am na benn côté tamit boo xam ne dama koy xool parce que dama di Oustaz Oumar Sall li seeyal jabaru Oustaz Oumar Sall bi yéen a ngi fàttaliku ñu topp yaa rek jabar ji mel ni ku dof rek dem ba fële ba Touba ba ñu récupéré ko Touba après ñu ne mel ni ko àndal ak sagom ki yéen a fa affaire jinne Maymuna personne n'est à l'abri en ce moment parce que gars yi dañoo def nekk chéatine yi ba nga xam ni xool personne n'est à xamuñu moo tax sax am na yu bëri yoo xam dañ ci war a maandu
loolu moo tax ñu war a maandu ci lu bëri parce que personne ñun ñoom may seytaan yi doole léegi da ngay toog Sénégal ah gars yi toog ah biir mais di seet quoi seet léegi en direct jamono ñoom maam Abdoulaye Dabakh di dund fi est-ce kan moo ñeme woon jamono ñoom seen Nourou Tall kan moo ñeme woon taxaw biir télé naan da ngay gisaale naan man Serigne Diw xool léegi yonent yu bees yi ay yonent yu bees xool keroog ñi demoon Touba naan dañu def tawaf fit bi ñu am mais lan moo am si diggante bi c'est la question que nous devons nous poser qu'est-ce qui c'est loolu yëpp même li dal ay yëpp c'est connecté tout est connecté parce que ñun ñoo seetaan seytaan yi dugg biir Sénégal def lu leen neex ñu may leen doole ñu nekk di yaataa yumbe biir Sénégal ñoom nag lii lay terminé bu fekkee ni jamonoy Rasulullah Iblis dafa daan jël forme nit ñëw taxaw di wax ak ni dama lay xooli sutul Anfal yàlla foofu moom leer na yàlla ni Iblis moo ñëw nekk nit ne leen bu leen def lii def leen you know what I'm saying lan moo koy tere tey jii en 2021 mu def la même chose mën na am waa jooju nga taseloon waa jooju nga tasel keroog mën na am du woon nit de du woon Moussa Ndiaye wala Ablaye Ñing de mën na am Iblis la woon léegi nag moom bu nekkee Iblis la woon mais ñoom seen réunion yooyu peut-être ñoo nga fa di daje muy wax ak seen chef yi ñu nekk 33e degré mu leen di jox ay ordre ne tas leen Sénégal saa waay bu Obama jógee ba Amérique dëkk bu ndaw ni Sénégal ah dëkk bu tuuti comme Sénégal Obama ñëw ba Sénégal ne dépénaliser leen affaire homosexuelle dépénaliser leen ko dëkk bu ndaw ni Sénégal ah mais xam nga am na ci baatin am na lu nekk Sénégal waaye gars yi am na lu nekk Sénégal est trop petit négligeable pour que premier puissance mondiale déplacé wu ñëw foofu ah am na lu nekk ci ginnaaw gars yi nañuy xool le monde des énergies tamit li fay xew moo tax chaque fois il faut ñu dem ci booloo jege téere yàlla bi suñu succès foofu la nekk ñu xool ñi nga xam ni ñoom moom téere yàlla bi ñoom ñoo ci experts yi ñu leen di déglu tamit ñu leen di déglu tant que déglu wuñ leen wallahi dañu sonal suñu bopp ni mu jaxasoo wen day kon ne di jaxasoo doon loolu kese la am na nag ñu ay jàmbaar yoo xam ne ñoo ngi def lu ñu mën xam nga bu ma gisee Modou Mbacké Touré sama xel day dem ci yenn ji quoi xam nga ñoo ngi def lu ñu mën comme Imam Rafaay fii ñoom it Mor Kébé ñoom it docteur Ahmed Lo ñoom it boo demee Tivaouane am na ñu fay def lu kii boo demee ñaseen yi am na ñuy ñafe ñoo xam ne ñoo ngi jéem a kii mais malheureusement ñi moom télé yeeg rajo yi bëgguñu ñu dégg ñooñu foofu la problème bi nekk ñi moom télé yeeg rajo yi déglu leen bu baax bëgguñu ngeen dégg lan la Imam Rafaay di wax bëgguñu ñu ngeen dégg lan la Omar Sall bu Omar Sall waxee benn affaire contre kii ñoom ñooy jël ñu amplifier ko pour que murit ak ahlu sunna ñu am problème seen biir kan mooy perte ci guerre boobu l'islam mooy perte ci guerre boobu parce que ñoo moom télé yi ñoo moom rajo yi li ma lay wax nii dafa am connexion ak li xew tey jii nii biir Sénégal shayatin yi ñoo ngi fépp tant que ñun comprendre ñu loolu wallahi dañu sonal suñu bopp nañu booloo nekk benn chrétiens yi am na chrétiens yu baax yoo xam ne fen bëgguñu ko li bon yëpp laa ñoom dañ koy rejeter peut-être ñun ak ñoom différence booy côté ni ñuy gëmee yàlla et tout mais lii defar Sénégal ñun ak chrétiens yi benn lañ ci mooy chrétiens yi ils sont équilibrés du dëgg ñoo ci bokk yem ñun murit tijaan laayeen ñëpp ku nekk Sénégal mais tant que booloowuñu nekk benn Iblis ak shayatin yi nekk biir Sénégal ñoom rek ñoo ciy gagné ñoom ñooy fexe ba seetkat yi chaque jour ñu wan ñu seetkat ba mu mujj a banaal tey am na aussi bi may terminer mooy gis nga gars yi kaa la ñu waxante dëgg nit ñi dañu bëgg Ousmane Sonko bon waxuñu looloo ama damay joxe exemple rek léegi ñu ne ok am na problème ak ndaw soosu peut-être moo ak kii bu consenti la quoi rapport consenti moo am seen diggante ñoom ñaar du dëgg ah par exemple boo waxuma loolu moo ama mais damay wax exemple gars yoo xam ni dañ leen naan waaw mais affaire bi dëgg la xam nga ñoom ni ñuy défendre seen bopp parce que dañoo bëgg Ousmane Sonko ah ni ñuy défendre seen bopp mooy anyway ñëpp a koy def donc c'est pas grave c'est pas parce que man nee na ñëpp a koy def que dama koy banaliser quoi you know what I'm saying mën naa ne ñëpp a koy def mais ça doit pas être banal quand même soyons sérieux dafa war a rester tabou même bu nekkee lu bon day mës a am ci adduna bi mais bu ñëwee ñu ne tey jii bu nekkee tey affaire bi jàll na tey génération yi di ñëw nan lañ koy comprendre ñoom mais dañu naan waa mais ok dama leen jox benn exemple mandikat au début lan la woon du Sokoto mandikat parce que rarement ngay gis mandikat
ñu commencé Sokoto mandikat boo gisee mandikat ñu koy door ay xeer tey jii nan la mujjee est-ce que mës ngeen gis temps yi ñu bëri génération bi mës ngeen gis ku fi mandi ñu door ko xeer mais parce que dañu dem ba banaliser ko waxoon naa la ko benn jour da ngeen ñëw naan da ngeen di xeex góor jigéen naan non dañu xeex góor jigéen ah mais gars ñoom dañuy ñëw fexe yéen ngeen naan chaque jour ngeen ni góor jigéen chaque jour ngeen koy wax di ko wax xoolal dañ koy def jàpp nañ góor jigéen diw muy def dara au lieu ñu dummóoyu non ñun ñooy ñëw ne waa mais gars góor jigéen yi bàyyi xam nga dañoo xeex nangam mais que moom mais yaa ngi koy banaliser ñoom loolu lañ bëgg nga banaliser ko moo tax ñu koy def sa journaux benn gars bu sant mbay def na lële xam nga li ma la wax bëgguma tudd turam yu dem seen ñoom ñoo ñu koy imposer ñun ñu ci dañ koy ñun en rejetant affaire bi ñoo ngi avaler loolu la pilule à petite dose foofu le piège bi nekk encore une fois waxoon naa la ko une fois mag ñu njëkk ña du hasard ñoom bu ñu toogee naan borom ñaari tur yi ñoom dañ ko daan def fexe mu tabu naan borom ñaari tur yi du woon hasard c'était pas un hasard dafa am yoo xam da koy bàyyi ci suuf mu tabu bu ci sax bu ko sax may promo melal ni amul ñoo ngi may wax ndeysaan affaire ñoo ngi ma naan dafa am benn kilifa bu nekk Touba bu maandu affaire Sonko bii nii bi ñu ko waxee kii ñu wax ko ne affaire salle de massage yi quoi mais moom mënu ko gëm quoi démb lañ ma ko nettali ñu ne mënu ko gëm quoi mu ne moom affaire bi jaaxal ko quoi comme sëñ soin bu nu mu demee woon rek xam ngeen histoire am right moom mënul gëm ni mais loolu xoolal moom déjà moo ngi rejeté Ndakaaru mënul gëm ni loolu am na kii parce que moom environnement moom tool ba la jàng alxuraan jaamu yàlla mooy environnement moom mënul imaginer nit ñeme ñëw di kii nit affaire xam li ma la di jéem a maase nit wala mënu ko imaginer mais affaire bi def ko ngandi nan la nit ñemee def affaire boobu ndekete ay Ndakaaru moom noonu la koy jàppee quoi mais Ndakaaru kon yàqu na ci benn massage mais xoolal ñun nu mu ñàkkee fayda ci ñun non affaire da nga massé wu rek fii ñëppay massé wu mais xoolal kële moom environnement am nu mu setee ba moom massage boobu Sonko def xoolal moom nu mu garaawee ci moom léegi problème bi mooy ku mel noonu bu Sonko ñëwaatee di campagne électorale ci moom nan lay def quoi comment il va se comporter moo tax yenn affaires yi bu ko xeeb conséquences yi mooy garaaw quoi xam nga conséquences yi mooy garaaw te foofu lañ toll. donc pour récapituler encore une fois damay delluwaat ci kii bi Sonko na dem wuyu ji bu demee wuyu ji gars yi ngay créer benn bouclier autour de Sonko mais veiller à ce que ñu bañ ko toroxal. Il faut que les gens veillent à ce que ñu bañ ko toroxal parce que tamit ñoom faale wuñu ay viol quoi comprendre leen loolu gars yi xam nga gars yi lan lañ bëgg a démontrer aux Sénégalais que waa ji di leen wax ay nangam que jubul parce que dañoo waxoon terroriste la chaque fois dañ koy kii naan waa ji terroriste la chaque fois dañ koy boole ak affaire ahlu sunna dañ koy booleel wala ñu en tout cas pour au début quoi ba dégg ngeen bi gars yi doon wax maintenant ñoom seen benn objectif la ñu am quoi mooy ne waa Ceddo Murid Sadikh nuyu naa la bu baax waaye di rafetlu sa liggéey macha allah xam nga ak xam-xam beeg lépp quoi nuy soxla si bu baax tamit comprendre nga léegi mais boo leen xoolee waaye mais gars yi dañoo garaaw quoi lenn rek lañ bëgg a mooy gars bi ba ñu nag ñi fii ñëpp a yem loolu rek mooy plan bi c'est ça le plan mooy ñu Sénégal léegi nag ni ngeen di jëlee affaire boobu man pour man moom moo doon conseil Ousmane Sonko damay naan comme que def même bu bon waxuma dara am na wala amul mais damay reculer tuuti quoi damay arrière 2024 ñëwagul damay arrière xam nga bàyyi keneen ci Pastef mu dem ci kanam le temps après Sénégalais parce que tamit ni ku repentiru bon peut-être du mën gérer leadership comme ni ma ko waxee sànq mais après ñoo xam quoi mais tamit du Sonko rek moo fi leader tamit peut-être biir Pastef am na keneen xam nga koo xam ne dafa taxaw xam nga am na ñeneen ñu taxaw am na kuñ ma wax sànq comprendre nga koo xam ne moo ngi biir Pastef par exemple mais am na tamit li ma leen di wax chaque fois Thierno Alassane Sall gars yi naan non grand bu loo koy faral ba gars yi dem leen ngeen xooli kooku mooy kan dem leen ngeen xooli Babacar Diop wax nañ ma waxi Babacar Diop dem leen xooli mooy kan dem leen xooli ñooñu dem leen ngeen def seen recherche ngeen xooli ñooy ñan ñun bokk ñun ñëpp nañ dem ñu xool ok le temps lii jeex ñoo ngi ñaan nag affaire bi Sonko li ñu koy tuumaal it bañ a am comme ça guerre xeex bi contre Macky Sall continuer mais nag man sama benn ñaan laa am bu affaire bi bu ko si yàlla génnee si jàmm na fexe mu ànd ak ñu mel ni ñoom Thierno Alassane Sall ak ñoom juge Dème man loolu laa wax man de loolu mooy sama position waxuma nag parce que affaire vote moom ak kii c'est personnel
kenn mënul influencer kenn mais man de li ma wax mooy dem leen ngeen gëstu ji kan mooy kan parce que pourquoi loolu man dama gis ne gaañ boobu mais nit ñi dañu def tout pour moom du feeñ média yeeg yooyu dañuy def tout pour du feeñ te wallahi bokkuma parti kenn amul kenn même Pastef Sonko maag moom biñu daan wax biñu daan laaj leen Ousmane Abdoulaye Baro bi nga xam ne ci bureau politique Sonko la bokk laaj leen ko dama ko ne Baro man bëgguma wax ak Sonko man yow laay waxal benn yoon laa wax ak Sonko moom moo ma woo jour bi ma woowee mooy kañ veille bi muy ñëw États-Unis am na sama boy yu ñëw naan Sonko ñëw parce que ñu bëri dañoo jógee ci état yi dem seeti ko man dem ma damaa liggéey xaalis comprendre nga léegi nag ñu ne ma Sonko moo la doon laajte xam naa moom ñuy déglu parce que am na samay boy yu ma wax loolu right mais man sama plan moo doon gayen waaye en 2020 mais Sonko soxlawul ñëw États-Unis xaalis la soxla balaa caag man ma dem liggéey jour boobu bëgg naa dimbali Sonko ma dem liggéey jour boobu laay wax de loolu sama plan liggéey li ma am mais ma jox ko ci xaalis moo gën parce que l'argent est né de la guerre mais lan ngay gis jour boobu ku nekk di photo wu gayen ñii di wane waaye ñii di wane ceinture ñii de parce que Sonko mooy la star ku nekk bëgg na nekk ci wetam mais affaire bi ça va au-delà d'Ousmane Sonko affaire u Sénégal la dañuy xeexal maire boobu encore une fois toog foofu noonu ci bopp koñ bi di jaay gerte caaf benn ñaar dërëm maire boobu na lay amee lu mu lekk ay xool ki nga xam ne jabaram moo am doom dafa bëri Sénégal jabaram moo ngi am doom mais amul lu mu jëndee ordonnance quoi loolu dépassé wul Sonko ay dialyse ñi nga xam ne tey diabétique yeeg ñi nga xam ne tey gars yi amuñu sax machine dialyse mais loolu ça va au-delà de ay nit guerre xeex bi foofu la ñu war a xeexee le mal pourquoi ñu war a xeexee foofu le mal mooy bu fekkee ni Iblis benn stratégie la am moom ak ñi ñuy diriger dañuy appauvrir peuple bi pour gën ko mën a asservir xam nañ ni bés bu sénégalais suuree mais am nañ problème mu ne dañu def tout pour sénégalais du suur ñoo ko tey ñoom ñoo ko tey dañu xaar ba élection jox leen ay saaku ceeb mais ils ont xoolal xaalis bi ñuy yàq ci ay faux quoi ay faux équipe nationale Sénégal day dem football yi sax jël ay milliards jox ko ñi ñaa ngi deew xiif wala naan dañu tabax ay kii da làmb ay faux quoi parce que loolu yëpp ay programme la yoo xam ni mais pour nelawal peuple bi la peuple bi nag moo war a yeewu bàyyi affaire nit nañuy gérer ay cause te ñëpp def seen bopp ne cause bi xeex bi suñu xeex la mais victoire bi Allah moom victoire bi yàlla suñu borom tout le temps moom tant que ñoo ngi fonctionner ni ñoo war a xeex bi yàlla moom victoire bi tant que ñoo ngi xeexee noonu wallahi yàlla duñu bàyyi. am na benn film boo xam ne dama leen koy kii quoi mooy benn film bu ma gis Netflix bu tudd turc yi la quoi mooy l'empire ottoman avant ñu jël xilaafa bi Ertugrul moo ngi tudd Resurrection ku ko mën a seetaan nga seetaan ko quoi du film nag film low budget la budget bi bëriwul noonu da ngay xam ne film low budget la quoi mais histoire bi waa ji gars yi en tant que benn tribu nomade ni ñuy fexee seen ngëm-ngëm li mu leen may quoi ngëm ne Allah moo yor affaire bi gëm ne ñoom Allah moo tax ñuy xeex gëm ne xoolal comme saxaaba yi ni ñu ko daan defee xoolal ni mu leen may ñoom ñëpp quoi dama leen di conseillé moo ngi tudd Resurrection Ertugrul la yoo xam mais Ertugrul la ñuy bind quoi xam nga maa leen recommande peut-être dina inspiré ñu bëri quoi encore une fois ñoo ngi ñaanal Ousmane Sonko di ñaanal ñëpp Sénégalais yëpp fitna bi yàlla kii ñu ko dimbali ñu ba ma bañ a am fitna yàlla tamit musal ñu ci brebis galeuses les crocodiles affamés yi nga xam ne ñoo ngi naan dañuy xeex Macky Sall ak les crocodiles rassasiés yi nga xam ne mooy ñoom Macky Sall man noonu laa leen tuddee ngeen ñu baal ma expression bi nag parce que c'est pas que dama leen di traiter d'animaux mais bon pour ñu comprendre li ma bëgg wax quoi mooy ñii dañoo suur ñii xiif parce que amin moo ngi noonu donc maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di jégalu ci guddaayu live bi jërëjëf Faye